Welcome to Multiplus TV, the online TV that gives you accurate and reliable news on real-life events and current affairs. Ladies and gentlemen, the ugly and unprofessional issue regarding the construction of the OIC P1 road without gutters or proper drainage system is causing havoc and sleepless nights for residents of New Joshua. Engagement of both the National Roads Authority and the National Disaster Management Agency through their Ward Development Committee since December 2024 and subsequent visit of the Vice President, His Excellency Mohamed B.S. Jallow on Thursday, 12 June 2025, the fears of a community of a looming man-made disaster is unfolding right before their very eyes due to lack of action from authorities from December to date. The heaviest rain so far in Combo St. Mary's on Saturday, July 2nd, 2025, Multiplus was out and about the next day to gauge effects of the downpour on the community of New Joshua and its residents. Unfortunately, the rain took a toll on many residents of New Joshua. Please kindly follow us for more details. dañ dee dugga de waaye nag ñun itam bàyyiwuñ leen pour ñu war a dugga si ndox mi because ndox bi sakkuy ndox yi sakkuy yaa ngi fay ndox yëpp ndox bi salte ndox bu bon moo fi nekk ñun tam dañoo protect suñu xale yi pour bañ feebar bi laal leen because lii mun naay feebar anything xale so boo leen dégg lii mustahapun fii lii mooy balaa bii daal mooy force mooy bi ñu defaree tali bi dafa tiim kër gi waaw amul pipe amul dara so ndox bi mënut a génn daal because of tali bi moo sut buntu kër gi fu ndox bi war a jaar te amul gota amul dara xanaa wax balaa gaay wax xamuñ loolu gars yi de ñëw nañ fi de waaye foog naa ne ñoom xañ na seen liggéey rek lañ topp waaw ndax buñ bàyyi woon xel lii foog naa ne danañ doon war a mën a def fu ndox fu mu war a mën a jaar voilà lii yëpp mu tawee nii que ba léegi kenn jowul si nguur mi pour ñëw seetlu lan seen lii déedéet gisuñ kenn Benyadi. Bejang. Kotan. Tanante. Okay, so. Itodi madu. Segu singade. Fadi. Ngalon ko jiyo duntal kan. Fadi. Mune o sabu. Minna sabu. Sigo do kuta nyame. Koye mo batandi. Ko sigo min do kuta nyama mo batandi. O tumo ni sigo kan jang kabi ni mano men keja. Ko nyo kon jang. Ke wa fosa ku siga ma fa. Johnson beje. Jiyo beka tambije. Abeta o kota di gokono. Yas. Ya sanku siga gas Johnson o. Abeke sengol. Ko kabija ni mano doku. Inanda doku da nyame. Johnson abe nanta kota dinko soto ko kota dinko iba jega jiyobe fintiga wolto ay finta ita ko be kagande kay woto woy kay men koy na da hat bay ni mo kota dinko deda ndo fanan abe kagande batarit jani sama be ban iga doje do ka dunge bun kono fon ini jiyoye ya adon ko yaji hanin do fon ay jam kunu ne jiyo ko je ne jam bon ne jana fon bon abe kata jiyo do ne nata mu tukun fana nene kota din ko fa nene fenso fa ko so pour jiodo e tammi jiodo na ta tammi boy abe man na tammi ne kunu fa hali da wani ko no ay na kunu ni somon da ko na jiobo ligo na bin fo na be ba ni somon da jiodo ya ka fitin nan du ya comme ela comme kan wala ñindi ko jio man tambi la so jio man tambi la so lo do kuta ñame man kota bola man kota bola dum nam ni rafanam fe ela forodo ko jang kabrin sama manna sango dol tambita ni siwa na mana so han namuna ni kabrin silo lota wala tin ni silo kana kadi manji bondi lala ki men ji bondi duga ke so saen ko dañi kono dum jiyo ko dama dum bungol kono adun da bungol kono yalan sama fela man start kan dum sama folo nyina ji kendo ngama sinya kilim fo sinya fula itala miro muniti na miro to ni asata masa simba ko ino ayam bondi ni kono ni mbota ni kono woybe kaganne kayoti ni nyin tuta ni jiyo kono fa jani sama be banna ni na kuya mo soto je
ni na bada so do je dinno yabe felje dinno yabe sigin je nto ela mo toñalde kambe dinnol te alde mo ta dinno kon mo la pour ñu jiyo ko fa dam do ko dinnol mo sama en falete hakilo nyande to kanduko ñim fa on najjero asiko sasa si bonino jele andum asi sasa fanan la fa non la fa non comme malere ñul kandi jobe dawre ni si sulal ka jeke la hani jafo ko lere fanan sikeno jele to fanan ka tagal jam ni atara a tonya be damen do ama safe birite fon la jate kende anin dinnol la jate kende ñen sio be kola bal sama la mata dawre na so sa yete si mune yamar fo ma say pour ndesi min yamar fay aya kata ayam bondi ñun kono na do fane sone ya soto nin dayta ni sone ya kono way mune kayoti way mune nyaato ta ha so kunu suta dal man sino kunu suto men sino de now you from bondi bu ko as we are seen from the gate, starting from the gate, you see water coming inside because there is a blockage. The road, there was no proper drainage, so every waterway is blocked. So the only way it can go is enter to the people living in their compound. So this is what is happening. You see water all over. See? How are you? I'm fine, alhamdulillah. What's your name? I'm Adama Sissoko. Adama Sissoko. I'm here to find some other facts about this water. Okay. It has been raining during the night, and then in the morning I can see so many floats around. Can you tell me what's the... Well, it is a very big problem here when it rains. You know, as you can see the water. It's mostly because of the road that has been constructed over there that stops the water from moving, right? So whenever the rain falls, just small amount of rain, and then there will be no way for the rain to move. So that's a very, very big problem here. As you can see, this is a school over there. You know, it's only one way, and students coming from this end, it really disturbs them a lot. So this is why we brought this thing here, these blocks here, to have a way for people to pass. People with their cars cannot move from that end to this other end because of the water here. In your intention, what's the cause of this problem? The cause of the problem here is the road that has been constructed there, because they didn't make any passage for the water to pass. As you can see, the other end, there's water over there too. So the water cannot move. There's no way for the water to pass. So the road has really stopped the water from moving here. So what do you think next if there's plenty water coming, plenty rainfall? Because this is just, I can say, I can count maybe 3 or 4 heavy rains since the starting of the rainy season. So what will happen when there is more rain? When there's more rain here, it's going to be devastating, because you can see our homes here. When there's a heavy rain, mostly our compound becomes flood. This house over there is a good example, you can see. And most of the compounds here, when there's a heavy rain, it really disturbs the homes. So that's a very, very big problem for that. So in your belief, it's because of the construction of the road? Because of the construction of the road, that's why the water cannot pass. Yeah, I think the solution here is if they can help construct a road, they can help construct this part and this other part, and then a passage where the water can move. That can really. So meaning that there was no proper drainage. That's not proper drainage at all. That's not proper drainage. Even where the road has been constructed, this end. Sometimes in the morning when I'm going to work, I normally saw people in their compound trying to, fetch water from the ground, throwing it on the road. So since the rain season starts, no government official come here for inspection? No, or show? Not at all. Not at all. We have not seen anyone coming around here to inspect, to see what is happening here. So what are you facing now? We are facing a very big problem. Water, really disturbing. Yeah, people cannot go. When people are going to work, it's very difficult. Are you living with the children in the house? A lot of children in the house. When the water stays for long, you can see it becomes so, it smells, it's nasty. Children play on the road, and then it's a very big problem for that. It's unhealthy, very, very unhealthy. And then what is your advice to the nation? Well, I asked, my advice for the nation is anything you can do
to help. You know, we don't only sometimes wait for the government. It is advisable for the government though to help us, but when they are very, very slow on that, we can also come together as a nation to help at least bear some part of the road where people can pass. Yeah, but without that, if we sit and wait for the government, we cannot. There's no way, because everywhere will be very, very, very okay. Then thank you. Yeah, okay. Masa kuno kada kile kibe de bari kiron kulo kundu ada agema ba mara tora nya sako kamere kille kada tora be sako kamma uranta ko at all ya sirsu anna alla nya kana development nyai kangana development dabar ni ngeda man sakunda ke mew le minnai kana suro nya kanun karna anti jingille nyan ana understand so ange nyimmeri jingille block angara godor kebe gara dabar yere jidangira swandai there's no way jinga dangini no ngai allah nda ho dabar ne wani me aga ngai sino mani mo kuna yere jiba da masigere ka jinlan daga na godor ke sersu di munya no development nga ka development ke ngo ku ngwaro gampa godor kitam paske atol o gampa godor me kita frank o ma tali me kita on do kundure ayam pasura ngani ke because ke heti golle hibe golle sirega angana godoron dabarna at least jiwran dangiran dabaraya soronganari jinga katunu dangini mobe angen nyimman government angen ngaheno sorongani kanun garanti da sigini jingille nyangen nyimmer jingille block so ken danga du kengolle ke na hasundai na hona haswanda golle ke yeah inshallah. As you have seen, one of the residents is speaking in Saragule, but I can pick some of them. As you have seen, this road here is all full of water because there is no drainage. All the water is blocked. There is no passage where water will go, and so it will go inside the compounds, and all the compounds within these vicinities are all full. As you have seen, you see. Kordati jan jiyo de mengoro nya jang kordati jan abelem kabo Johnson odo jang dun koral kono ya jibe hani ñun dolle fi sa dan dol nin jang maybe jobu kalondo bar at the rest kordati jan jobu kalo mem and then sama amanta dawda this is the first dinam sama follow nga nyinka la muta fanan ko sama kono nin jiyo lota damento totol fanan kataraje ay ndelo amanke sama fon ko sign ten dol nin totol le daji la ndega muna min tena fon ambado fo fitro esi yekuntu njamba ne fitro sita yekuntu njamba bro so ale signal so resign so wala totol baye kumala suto la o kay mom kido te mol la o saito totol men de ja la yo sai jata kenda Kenya te mun soro bro ñi mambeti ani jata kenda la yo ñi joje dimbe mu sobelet yo membe gi janga be mu sobelet ya understand so ñi damma mu sasale ñi jio damma sasale niajen den del nga janda da because of mol canal de jio konolen yalon iwa fola mbad be saun na nindula ndingolen ya understand mol ka dun jio la nyen jobe nyame na ni dun tanyin kono so mam betia jada kendia wala din nan del nga bereke comme ya at least mol mo be tamino la damina so dada no ya se jio dinay no buka dun jio kono ya abaraka inshallah ala baraka baki assalamu alaikum alaikum salam antoko nge siru kaba ya annake area no gon ya na area okay kamminga na rero kulere an irenya na kamoy awa ketanga ho asu ya ngai mo we ko kunna nyereke ke killa ni main problem kia ko be no gara ke killa da bare que yere Joshua ni jibada masigere at all yellow kuna kinyere more than 20 something years
o badamaji me a wari yere Bura waba talibi bawu. Fero ñu. Talibi bawu de fero ñu de. Can first time you know na kesi ha wari yere yo ga keta ko kille dabara no ko ma kille ke dabarti mo kamenga na ro ma ga yere ya kanu ku fulona mo kom bon no gonde e fulono ana understand so especially ke ka ku ndoro ke be opposite dem by me jike ganari asuri ni menyera so at the end of the day asupu senaro no ku kanu ko adi kaya ga ko ga nya mo be o meno anda ke try na ko tion ko bona ro yere prosoron na katu dangini anani lemunundo sahantam balu nyan dangini yere so kembal kota be go kam ma ho internet siri e kille be gara da bare kille ke ma masiro atol Sasa ma ho na ho ko sa jike kana dalla sakaron ko ya kamo no jike ken ke o an me ken ngai mo go be hari bitabana jike disaster nyawo because angana jike hay ke sunu sobe nya awatimi sobe nya ni jike mo manchu daga wado toro wallahi jinta daga ranta jinga ya assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum salam ya boy nuyu na la ngene fay tour bi Fatou Maro Dimba yemo August ñaareli fan yegg nañ ne bi fi bu nawet bi tàmbalee daanaka Dimba lañ gën a gis ndox bu bëri mooy taw bu gën a rëy Dimba lañ ko gis waaw ñu bëggoon a xam ndax taw bi ndoxi Dimba bi amul ay jafe-jafe yu mu leen jural wala am déet kii na ndoxi Dimba bi mu tawee dafa amul fu mu aw si suma gannaaw fa la aw si cabinet bi aw fii ci salle bi lii tey laa dem nii Bantabar ma dem jënd ko ciment juróom benn kilo ñu yëkkatil ma fii yëkkatil ma si gannaaw pour ndox bi bu ñëwatee bu mun a dugg ma em si gannaaw foofu waaye li nga gis ne bi nii dafa fees del ak ndox ak toogu yëpp a am ndox yëpp ndox la def perong bi dafa fees li nga soo ba léegi ñu ngee tànk lii yëpp ndox la waaye léegi ndox bi lii at bu nekk la lii dee am ndax la déedéet nawet bu ne la ne man su ma fii ndox mosul fee dugg ren la fi dugg ren la fi dugg tawi dimanche boobu woon dimanche bi mu tawee woon ba seet loon bi keroog jaayuma ñii bi dafa fees del salle bee cabinet bi ak fii keroog jaayuma noonu laa bàyyee suma njaay mi parce que ndox mi amutoon fu mu aw fii la newoon waaye léegi yow si sa xalaat nga ne musuta am mu ngee doog a am waaw li sa lan nga foog ne moo ko waral lan a tax ba ndox war a ndox mi amul fu mu dem nii la daan aw dem waaye amul léegi fu mu aw léegi ci suñ kër yi lay aw mun a dem maanaam daf doon awee nii génne si Johnson bi si yoon bi waaw continuer dem waaw waaye léegi na amul fu mu aw moo tax fa la fees mu fii fees mu mun a aw nii dem tali bi mënut a aw si tali bi dafa kowe ndox mi mënut fee jàll moo tax mu jàll nag mu bëtt nii ci suñ néeg yi jàll aw nii léegi su ma la déggee daal tali bi moo kawe waaw sut yoon yi waaw sut kër yu fa nekkee ba tax ndox mënut a jàll mu jaar nag ci man ci suma cabinet bi la jaar ci salle bi ñëw nii suma toog yi yëpp a yàqu lu ma gis nii dama fomp nii ba sonn ma bàyyi léegi fii sa néeg kese la ndax si kër gi fii la ak sa dëkkandoor yi néeg booy bii dafa fees boobu tam digga tooga mi génne nañ toogu yi sax toogu yëpp yàqu nañ toogu yi si biir la newoon waaw si biir la newoon kapetam yi ngi nii yëpp génne nañ ko malaanam yëpp a yàqu yëpp a fees soo paree nga ñëw ma wan la fi ndox bi aw waaye léegi booba bi nguur gi wala si waarum national disaster management wala gisuñ kenn waaw ma reeroo waa yor maa yor suma xarata maa ngi gis nga lii loo gis nii yëpp ndox bi la te ndox bi si biir néeg bi la ne ba fees fii fees gis nga te da ngeen gàcce ba soona boo leen gàccee mu ñëwaat suñ gàccee mu ñëwaat te mbedd mi ndox mi wàññeekut fii du mën a bàyyi ndox mi waaye léegi nga yaakaar ne lii ndox bi bu amut yoon yéen yan jafe-jafe la leen mun a jural yéen ak seen njaboot xanaa coono kaa seet ci ndox bi yaaw ndoxi mbedd mi tawi dimanche bi tooguma jaayuma loolu li parce que aw ma fu ma taal yaa ngi gis ndox bi gis ngeen ndox gis nga ndoxi mbedd du gis ngeen ko waaw léegi nag ci suma cabinet rek lay aw tey di nga ko dama demoon jëndi ciment mu nga ne ma yëkkati fa la raaxaat peeg yi nii
te mu mel ni fii mooy sa waañ bi. mooy suma waañ bi waaye di nga ko maa ngi ci biti di togg te amu fu ma toggee ndox bi mënut a dem. te lii waaye li nga jaay da ngay togg di jaay ndax. damay togg di jaay moo tax ma toxu tey dem si waañ ba xam nga lii ni mënul fee togg jaay. waaye lii yéeme na léegi yow mu mel ni yow boo togg doo am loo jaay. te li nga jaay si loolu ngay. moom laay dundee li nga ko ci ñoom la duggee ci cabinet bi xam nga su ma toggul du ma am lu ma dund. te depuis lundi boobu mënu ma woon a dem dimanche la tawoon ba seen lundi jaayiwuma mënu maa jaay fii amu ma taxaw togg. waaw léegi ma seetlu ci biir ndox mi tamit. yu sew yi gis li mel ni ay mboota yu ndaw. waaw moo ne ci biir mbedd mi nii. moo léegi fii dafa am mboota yu fi ne. guddi kenn du dégg yëpp ay wax. boole ko yoo. booy waaw ñun lii lañ nekkee tey moo tax ma tray dem si waañ bi fii yëpp ndox la lii wàññi na sax suba ba léegi ji nga yoon ni ma ko laggee nii di tànk rek di tuuri waaye dama sonn ndax ma bàyyi. waaye métti na. métti na torop. ne mooy loolu la nguur war a def pour mun a teggi jafe-jafe ji si kaw askan. ñun kañ nii moom xanaa pour ñu si dimbalee daan ñu jël. wax dëgg yàlla ñu si dimbale ñu jël de parce que lii dafa métti si xale yu ndaw yi mënoon leen a wëcc ñu dem si ndox mi. ñu nga ku ndaw ki ñu ngi nii boot. dëgg la. ñu nga ni kër gi mel kër gi mos a taa ndox nii. ndox mi bu tawaan rek mu génn dem. waaye mënut a dem. waaw te suñ sakkutoon fii sax ndox mi nekkul dafaa ñëw duggaat si kër gi. yaa ngi ko ni néeg bala dafa feesoon dimba. meer bi néegam dafa fees ndoxi mbedd bi moo dugg néegam fees fekk ci saal yi. te état bi nu mu wàccee nii nga ne bu tawaan ndox bi yëpp daf daan génn a dem du taa. du taa waaye léegi ndox bi bu tawee ndoxi mbedd bi mooy dugg ci kër gi ba kër gi tepp gis nga fële na la dañ ko yëkkati tey. waaw keroog ba na la dañ ko yëkkati parce que ndox mi dafa dugg démb bu torop lu bari gis nga ba na la. waaw dañ ko yëkkati. bon dëgg tali bi daal noppaluñu de loraange la ñu jural. billaay wallaay parce que man suma fii mos ko def nii man suma cabinet bi mos ko am ndox waaye salle bee cabinet bi yëpp a am ndox yëpp a fees moo tax bi ma leen séenee man daw ma ne nañ ma dimbale ñu ñëw seen ndox mi nu ñuy def fii.